ñu may ko. On accueille Sëñ Fallou Luc Nicolaï. waa acca gars yi les journalistes ngeen dem toog les cadreurs ngeen dem cadre ci seen wetu camarades yi bu ko defee kenn bañ a gêner kenn. ayca bi ngi noonu dañ koy liggéey ci professionnalisme très rapidement en 1 heure de temps mën nañu def li ñu war a def yëpp. El Hadj Malick Thiandoum ñu ngi nuyu Sénégalais yëpp di nuyu presse sénégalaise bi nga xam ni teew nañu fii ci Fane Hotel ci Almadi ñu fas yéene jàkkaarloog Modou Lo li ko waral nag mooy Serigne Fallou Luc Nicolaï moo sàkk jotaay bi ngir ñu waxtaan ci combat bi dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu jàpp ay yooni yoon ngir fees waaye mënuñu ko am combat bi jàkkaarloo xaw na të Alaaji Malick nag nee naa ni yëf yi boo xawee të dañuy dem bëri ji ko Place de Mars Alaaji Malick maa ngi lay nuyu di nuyuwaat Modou Xarañ Lo di nuyu tamit Serigne Fallou Luc Nicolaï. jërëjëf Cheikh ñi ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di nuyu la presse sénégalaise bi nga xam ni ñëw nañu en masse. boo xoolee le nombre de caméramans yi fi nekk xool le nombre de journalistes yi fi nekk nga xam ne xew-xew bi moom moo toll noonu ki tëgg xew-xew bi moom moo toll noonu tey bu ñu nee Luc Nicolaï nekkatul ku ñuy présenté ci làmb ci biir Sénégal ndax ci ñuy révolutionner la lutte sénégalaise ci la bokk événement bu dul événement jinne tëgg na mbër yii fi nekk yëpp nekk ay mbëru événement tëgg na leen kon tàkkusaan bu nekk am na ko ci biir làmb kii moo fi indi Labé Diamacoune Senghor ba ñu ne c'est pas possible mu ne oui c'est possible participer ci la paix en Casamance tëgg fi événement bu nekk nag ak fu nekk it mu tëgg ko fi ba ñu tuddee ko le promoteur du continent yaakaar naa ne El Hadj Bekay Mbaye moo ko tudd kon événement jaaxalu ko organiser événement jaaxalu ko mais lii nga xam ne moom la ñu dëgmal muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé njëkkoon nañ ko jàpp li toxal événement yëpp moo ko toxaloon ñu jàppaat ko boobu ak léegi ñu bëgg ñaari mbër yi daje honorer seen contrat parce que contrat bi promotion wu làmb ji li ci bokk mooy def face to face boobu léegi mënul am ndax fit la Cheikh maa ngi koy wax léegi suma fils ma ni ko ñun événement mënuñu dépasser événement mënuñu jaaxal parce que ku yéeg ñay ba wàcc ko dara mënula jaaxal mënuloo Ama mënuñoo am événement bu nga xam ne dafay surdimensionné wala mu egg ci level bu nga xam ne Modou Lo ak Balla Gaye egg foofu mënuñu am événement bu nga xam ne mën na dépasser Tyson Yékini mënuñu am événement bu nga xam ne mën na dépasser Gris Bordeaux ak Eumeu Sène mënuñu am événement bu nga xam ne mën na dépasser Modou Lo mi toog ak Eumeu Sène donc événement la làmb kese la mënul doon leneen c'est du xare du guerre làmb la ñaari doomi réew mi di ko bëre kenn ku nekk ci ñoom di sa trésoru morom dama ko wax léegi sama fils ma ni ko gis nga waaye di mi ngi commencé ci feccal daf mu doom Modou Lo ak Ama ñoo signé contrat Modou Lo ak Ama ñoom ñoo war a jëflante bu ñu tëjee barrières yi ndey du ñëw baay du ñëw farandoo du ñëw kenn du ñëw ñoom ñaar ñooy jëflante ku mën sa morom duma waaw man mi nga xam ne damaa faral Modou lu ci sama yoon lu dul ñëw tàccu sama mbër man mi faral Ama lu ci sama yoon lu dul tàccu sama mbër il faut que les gens dépassionnent les choses il faut que ñu apporter ko à leur juste mesure amu fi leneen lu nga xam ne jar na
xiiroo beeg ŋaayoo beeg fitna jiñ ci biir yow Modou Lo mi tax ngay xeex wala Ama mi tax nga xeex moom xeexub teraanga lay xeex. xeexub teraanga mooy ñu fay la ay millions nga xeex boo paree dem jëli sa reliquat yóbbu sa kër yow mi nga xam ne nag kenn fayu la kenn médiatisé wu la moomoo tàcc yi moomoo succès bi moomoo dara lu dul topp di tàcc mbër bi loo ci xeexee loo yàq événement jàmbur. Il faut que les gens soient responsables. Il faut que jeunesse au Sénégal dellu si waat nekkat ay nit parce que la violence n'a pas de place dans le sport. La violence amul place sax ci suñu société fii Sénégal la ku siggi xamee nga sa morom tey lu mën a def bu ma xëyee dinaa rus parce que dinaa daje ko nga xam ne dina ma di yàq Cheikh ndax xam nga loo leen bokk kon nañu dal bàyyi ñaari mbër yi ñu def seen liggéey ñu honorer seen contrat Luc Nicolaï nag li koy war li koy def mooy jël toutes les mesures et toutes les dispositions sur le plan de la sécurité kon nag nañu gën a dal dem nañu bay xalaat ne événement bi est-ce que sax bëree ko fii wóor na wala bëree ko faa wóor na pourquoi mënta wóor. te ci Sénégal la ñu nekk. Sénégal la ñu nekk. tey Modou mooy le roi des arènes loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara moom moo daan le 28 juillet 2018 Eumeu Sène jël titre roi bi ci moom 2019 jël titre roi bi ci Eumeu Sène tey Ama di def ay preuve Modou may ko chance ni ko roi des arènes nga bëgg maa ko yor kaay ñu bëri ko boo ma mënee jël ko su ma la mënee delloo ko mais loolu je pense que ñun ñëpp dañu waroon tàccu farandoo Ama yi dañu war a tàccu Modou ni ko Modou merci d'avoir donné cette chance à Ama loolu mooy li war donc kon nañu nekk nit nañu dindi lépp luy fitna teg ko fële ngir yàlla ñu bàyyi Ama ak Modou ñu jàkkaarloo parce que loolu waxta mën a impossible dëkk nañ ko jàpp seen TV mu yàqu ñu jàpp ko arène nationale mu yàqu ba nit ñi di wax nañu def conférence de presse séparée wala nañu def duplex pourquoi c'est possible que Ama ak Modou jàkkaarloo ñi ci seen yoon nekkul nañ ci génn et c'est et la balle est dans leur camp fans club yi ngir yàlla nañu yàpp seen place bu ko defee ñu mën a def événement bi événement gënu ko rëy événement bi bu neexoon sëñ Fallou Luc Nicolaï du ci def promotion Modou Lo Ama tëgg na boppam ba pare amul foo koy tëggee te du fees mais il y a des principes yu nga xam ni moom mënu ci déroger dafa am ay partenaires am lu mu signé ak ñoom war a honorer loolu moom aussi donc partenaires yooyu ñu ngi koy xaar ci taatu garab yi parce que ñu ngi ko naan li pourquoi mënuloo organiser lii alors nañ ko jàppale pour organiser ko je pense que loolu moo doon le mot introductif ngeen baal ma xaw naa guddal tuuti mais tey dama nekk ci position bu nga xam ni ci làmb moom la El Hadj Bécaye Mbaye am moom la suma papa Ngagne Diagne am ñun ay régulateurs la ñu war a doon. ñun dañu war a appeler les gens ci dal woo leen ci dal parce que ñun ay doyens lañu te je pense que lépp luy defar ci la ñu war a taxaw yow ci ko pusa ak wëy et nous avons une mission de conscientisation et d'élucidation des masses lillahi wa rasuli li xew ci football bi bu xewee ci làmb ji dañuy tëj làmb ji. c'est sûr. góorgóorlu leen ba li ñu ñuy jiiñ mu bañ a nekk ci ñun benn bëñ day fonk weex loolu moo doon introduction bi je pense que dañuy bàyyi d'abord. El Hadj Malick. waaw loolu nga wax dafa am solo. xam nga ni ngeen ni Serigne Fallou Luc Nicolaï c'est l'innovateur de la lutte sénégalaise mais xam nga richesse su réew du diamant du or du pétrole mais comportement te ab jeunesse daf ci am benn comportement boo xam ne buñ ko dee gis ci jeunesse xelu réew ma mën naa bañ a dal la preuve en est que diggante Modou Lo ak Balla Gaye seeni combat lu nekk nit ñi dégg nañ ko. rivalité bu garaaw ñu xëy benn bis bokk benn boolu añ di lekk ay ana ñoo ca doon xeex ñoo ca doon rayet ñoo cay perte donc lu El Hadj Malick Thiandoum wax rek dañoo rafetal ndax Sénégal la ñu nekk réew mi kenn ku ne ci ñun ñii toog fii boo waxtaanee ak sa morom da ngeen di bokk maam réew la moo xam ni koo fi gaañ yaa koy faj Sénégal réew la moo xam ni koo fi teg yaa koy yóbbul añ wala reer waaye réew la moo xam ni koo fere yaa koy dëj ay mbokk la kon ay mbokk nag waruñu xàjjaloo waaye dañu war a bokk benn te it nag sport danaan boole waaye taqalewut kon na ñëpp ànd ak dal ñu tëgg combat bi ci jàmm mu jeexe ci jàmm
Alaaji Malick Thiandoum wax na ko bés yàgg naa rëy nit ñi di ci coow lu nekk ñu bëri ko mu jàll bal tàkkul sagar xeeñul deret tuuruut war naa mën a nekk ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mais beneen bi ci teg Alaaji Malick waaw responsabilité mbër yi tamit dañ ko ci liggéey ndax pour man beneen mbër gën te am responsabilité kii di Modou Lo ndax mooy roi des arènes waaye beneen mbër tamit war te am ëpp responsabilité Ama Baldé ndax it nag moom moo soxla courant kon ñoom ñaar mbër yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité wax ak seen i supporters wax ak seen i waa dox ñu dalal lépp ñu def face to face bëre ko ci na mu gënee que le meilleur gagne ndax ndam li du génn Sénégal. jërëjëf Alaaji Malick Thiandoum. xam nga dem nañu sax ba nit ñi di def point d'interrogation combat bi ndax dina am combat bi moom ala kulli àll dina am. incha allah te li koy firndeel mooy Luc Nicolaï mi ngi nii toog moom la ñuy bàyyi mu wax ak àdduna à travers les médias. ñu gën a xoolaat suñu toogaay gën a xoolaat suñu comportement man Cheikh ba ma ñëwee stade gis ay xaj di ñu garder dama rus. ñu demee ba ñuy jot ba ñuy ëffale ki xaj. war nañoo xoolaat suñu bopp. waaye bët bu rusul toj waaye. waaw nañ ñu dimbali. lamb dafa civilisé lamb dafa civilisé fawu noobul la quoi. bàyyi du fekk doom mukk wala doom du fekk bàyyi ci làmb naan ko papa looy def ci làmb waaye boo demee ca ndagaja dinañ la fekk ni la papa looy def ci ndagaja wala ci dañuy xool suñu bopp. en tout cas. ayca sëñ Fallou. Luc Nicolaï ñu bàyyi la nga wax ak àdduna wax naa ko léegi boobu ba léegi ñu ngi sabab ndaje nii muy diggante Ama ak Modou Lo amul ñaari yoon jàpp nañ ko mu yàqu nit ñi dem nañu ba naan combat bi dina am ak du am tëgg ñu di teew ji nataal sëñ Fallou Luc Nicolaï la parole. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant ñëpp ñu ñuy seetaan di sant àdduna kàddu yi nag rafet na Malick li nga wax rafet na Cheikh li nga wax rafet na sama kàddu nag du ci mën a gum sore ndax dañu jàkkaarloog suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xamante ne tey am na loo xamante ne bëgg nañ ko xam te loolu moo ñu fi tax a teew tey donc dañ leen di déglu rek après. waaw le mot introductif rek quoi doon ci doon wax. waaw introductif rek la jeunesse de l'événement ba ñu. voilà la jeunesse de l'événement je pense que ce sera très facile à faire Malick am na loo xamante su ma defee jeunesse sax dina tax ba lu ma bëgg a wax journaliste yi buñ ma posé question du ma ko mën a wax. moo tax bëgguma dugg ci jeunesse boobu je préfère bàyyi leen ñoom ñu laaj ma lépp luñ ma bëgg a laaj ma tontu leen ci tey incha allah lépp nag laa wax. mu ngi noonu léegi El Hadji Malick li ñuy def mooy dañuy jox suñu mbokki presse bi kenn ku ci nekk présenté wu ñu bàyyi Modou Lo dañuy bàyyi Modou Lo waaw moo nuyoo waaw su ko defee ñu daal di jox suñu mbokki journalistes yi ñu ma def seen i laaj Modou Lo ak sëñ Fallou Luc Nicolaï def seen i tontu bismillah moom. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu journaliste yëpp ku ci ne sa tur ak sa sant nuyu ñu fi teew ñëpp nuyu tamit ñu ñuy seetaan ci télévision waaw di souhaiter ñëpp bonne heureuse année 2019 parce que 2022 mooy boobu ba léegi jotaay bu yaatu bi am ko di profiter di souhaiter am yëpp bonne heureuse année 2022 di ñaan ak yi dugg yàlla nekk ak bu dàkk ci at yi yàlla génnal ñu fi mbas bi Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaan tamit Lions yi kan bi ñu def yàlla jox leen ndam yi nuyu Sénégal fii bon entier. Modou première laaj bi mooy sa diggante ak Ama Baldé coow li bëri na fitna bi bëri na jàpp nañu ñaari yoon face à face bi mu avorté nit ñi dem nañu sax bay dute ci combat bi dina am ak du am alors loolu yëpp tey la ñu bëgg nga dellusiwaat ci pour ñu dellusiwaat xel yi d'abord mais pour confirmer nit ñi que Modou Lo Ama Baldé bu jàmm rek amee dinañu sëgg le 13 mars. waaw El Hadj. mais Ben Malick ñu ngi jégalu micro yi presse bi ñu ngi wax ni micro yi moo liwul torop moo ba mu la jege tuuti. gën a yëkkati kàddu bi aussi. waaw El Hadj Malick defe naa wax nga lépp sa introduction bi tey ñun bu ñu teewee fii nii lig lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse su Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop
ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul loolu wala tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay yee xale yi ci